الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحبه الغر الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي ني سيتان ci Walf TV ak ñi ñi déglu ci Walf FM ñu ngi leen di nuyu leen wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi ñëw ak yeen ci seen émission diine ak jamono diine ak jamono mi ngi jël tay sujet bu itteel l'islam te mooy aar wàllu xereñ l'islam daf ko teel a itteewoo moo tax sax foo dem ci jàkka yi ak ci jumaa yi muy place yi nga xam ne moom la l'islam gën a ormal gën ko magal lañ fay njëkk a wone mooy aar loola l'islam jaaxaloon na ci tubaab yi ci wàllu Andalousie defoon na ci yu bëree bëri yoo xam ne même l'islam jógoon na Andalousie waaye aar ba des fa na fa di wone tampon l'islam ca foofa ni ko l'islam nag defee ci mbind def ko ci ay tabax def ko ci ay soroor noonu la ko defewoon itam ci ay wëy noonu la ko defewoon ci melal yu bëree bëri pour wone ne moyen d'expression la nit dafay waxee anamin yu wuute loola nag mel na ni l'islam tey delluwaat na ci gannaaw ba ñu bëri sax dañuy defee ne dafa araam dessin wala photo wala bind wala expression looloo tax ñu jël koo xam ne danañu mën a defal éclairage islamique muy alxaaji Moussa Fall bi nga xam ne loolu mooy wàllam waaye itam dafa am lu waxtaan wi tombeel muy xew-xew bu mag kenn bu mag boo xam ne dafa damm ci réew mi ci Afrique muy Ousmane Sembène africain sénégalais nit koo xam ne way néew yu doole la taxaw ci seen wet di bañ ku leen néewal doole loolu itam nag mu koy génne ci 7e art muy cinéma loola nag paasewul kenn bañ koo gis sénégalais yépp surtout ñu tombé woon nag jamono ji nga xam ne moom moo nekkoon benn rajo moo nekkoon benn journal moo nekkoon benn poumon bu Sénégal doon nokkee ci jamono joo xam ne mën nañoo wax ne parti unique ak pratique dictatoriale amoon na fi doole ki leen daan mën a nokkeloo ba ñu yëg ne am na lu naqadi askan wi mën nañu wax ne Ousmane Sembène la woon kon soo demee ci le mandat nga xam ne ku teel a avertir la pour wane ne askan wi mi ngi deltu gannaaw askan wi mi ngi nara ñàkki ëllëg ay valeur am message boobu génn ci le mandat fi mu demee ba naan réew mi jub laago la fi donc Ousmane Sembène bu génnee àddina kenn bu mag dañuy yëg ne Afrique Sénégal ñàkk nañ ko muy nit ku am lu mu gëm ko am pas-pas loolu moo ko distingué mosta nangu wecceeku xam-xamam wala mun-munam ci lu mu di toll looloo tax itam paasewul ñi ci bind bëri nañ bokk na ci docteur Ibrahima Ndiaye nga xam ne thèse doctorat am ci la ko def Ibrahima Ndiaye ci suñuy invité yi la tey yi nga xam ne nar nañoo waxtaan ak ñoom ñu xamal ñu Sembène ak liggéeyam waaye itam ñi ci defaat seen thèse doctorat Alioune Tine bi ñu xam ci RADDHO ku yàgg intéressé wu la ci nit kooku nga xam ne moom mooy Sembène Ousmane mu teel cee bind moo tax ñaar ñooñu ñu jël fi ñaari thèse de doctorat ñu ñëw toog war ko waxtaani waaye itam ñu jël ku mel ni Amadou Ly di professeur ci université Cheikh Anta Diop di chercheur ci la littérature africaine ab généraliste boo xam ne moom itam nar nañoo dugg ak moom ci xóotu liggéey boobu ci Afrique xóotu liggéey boobu ci askan wi kon looloo tax itam ñu indi fi ki nga xam ne mooy le professeur Amadou Ly kon yaakaar naa ne éclairage islamique ñi xam Ousmane ak ñi nga xam ne xam nañ domaine bi ñoom la ñu jël pour ñu waxtaanal ñu ci kon léegi pour ma daal di dugg si ci waxtaan wi directement dama bëgg a ñëw ci l'artiste l'homme Ousmane Sembène Alioune Tine yow laa bëggoon nga ubbil ñu tuuti ba ndax génération bu mujj bi dese nañoo xam Ousmane bu fekkee ñi leen jiitu moom Ousmane rek lañ xamoon puisque nee naa ne mooy poumon bi Sénégal nokkee pour ñu xam ne am na lu koy naqadi Ousmane Sembène kat en réalité Alioune Tine jërëjëf maa ngi léegi nuyu di nuyu auditeurs di la sant ci occasion bi ka ma may mun wax Ousmane Sembène
man nag maa ngi commencé sama recherche ci Sembène sax depuis 1975. 81 bi mu ñëwee fii ma dajeek moom yaakaar naa ne laaj na ma wane détail boobu. pour wane ni Sembène ku jafe dugg la. déjà nit koo xam ne ku atypique la booy xool tamit fi mu jaar. ba fi mu egg ak li mu def ak li ko ci yàlla may mu ràññee ci bindu roman. ràññee ci cinéma ci koo xam ne amoo diplôme jànguloo. autodidacte la. c'est un parcours atypique. moo jàngal boppam. waaw di américain wax outsider. lu mel noonu la. ndax bi muy jàng teel na dugg école parce que bi muy amee fukki at ak ñett mi ngi doon def COP moom 1923 la judd. et li tax deful COP bi sax la dafa mbëkk seen directeur d'école bi. Pierre Peraldi. ñu dàq ko mu dem nekk na nappkat. nekk na mécanicien. nekk na maçon. waaye bi muy ne maçon nag temps boobu nag ci la cinéma bi commencé di ko intéressé guddi gu ne mu dem cinéma mais da daan burle ak ay xaritam yi. bu jógee dem burle ci cinéma bu jógee dem asiko. ba pare nag am na benn góor goo xam ne dañ ko daan wax maam Yaxi Laalo. daan toog di waxtaan surtout tradition orale fi mu ko xamee. ak fi mu xamee aussi cosaanu Afrique ci foofu la ko commencé dugge et ba mu jógee foofu nag 1940 ñëw. De Gaulle. moom it mu bëgg De Gaulle. n'était pas pétainiste. dem ci armée bi. ba pare nag doog a dem Marseille nekk fa docker ne fa syndicaliste nekk CGT ba pare di jël ay cours di jàng. commencé bind ay roman ay 56 57 roman yi doog a génn commencé génn et mu commencé intéressé wu bugg dugg cinéma bu gisee cinéma nag bu bëggee cinéma dem gisi ku ñuy wax Georges Sadoul. Sadoul moom def na sax l'histoire du cinéma boo xoolee ay histoire du cinéma yu bari mën na ko xaaral ma boole la ak luy Dakar mu ñëw taxaw ku ni ko yow amoo diplôme. amoo xaalis fii ci France bu fekkee ne da nga bëgg def cinéma assistant daal ngay mën a doon mu bind France joxu ko dara bind Tchécoslovaquie bind Russie bind Canada bind ñu bari pour dem. rek Russie tontu ko. mu daal di dem nag ci studio yi wax en Russie à Moscou. le studio de Gorky. mu dem gis fa ñaari cinéaste yu am solo kenn ki mi ngi tudd Marc Donskoy kenn ko tudd Gerasimov. at la fa def 61 62. gars yi jàngal ko bu baax nag il faut que ñu xam ne quand même Union soviétique dëkku art la dëkku littérature la dëkku cinéma la. Eisenstein nga xam ne c'est un des plus grands cinéastes du monde Union soviétique fa la nekkoon. donc foofu la jànge ba pare nag. commencé di def publication di commencé xam ay écrivains yu am solo comme ñoom Sartre ñoom Simone de Beauvoir xam également ñoom Louis Aragon René Depestre. ak écrivains yu am solo yëpp ñoom Ousmane Socé Diop ak ñoom Alioune Diop. donc mu dugg ci vie culturelle bi ba pare nag di voyager lu bari ci biir Europe. mu pare nag dellu Afrique mu delloo Afrique mu dem Mali dem Côte d'Ivoire dem Congo fu mu dem daal mu xool ne ñin ñi dégguñu kàllaay may tubaab. ñin ñi moom li muy bind muy ay roman ak yu ñuy bind capitale régionale yi rek capitale lañ koy xam te ci capitale yi ñu ne université ak ñi di collège ñoom rek ñooy xam seen roman. mu ne kon nag il faut ma seeti leneen ci la nag dem ci biir cinéma. pour mun a jege masse bi. kon léegi damay daal di. cinéma bi nag damay ñëw ci benn affaire bu am solo boo xam ne dañ koy fàtte. te lu am solo la. am na benn film bu ñuy wax les dieux du stade. bu Leni Riefenstahl boo fàttee lu ko Jesse Owens. nga xam ne moo gagné woon en 1936 ci Jeux olympiques de Berlin. am 100 mètres 200 mètres 400 mètres ak saut en hauteur. bi ñu paree nga xam ni Hitler daf ko waroon a nuyu jox ko kii Hitler daal di jóg dem choc boobu la commencé xam ne nag ni ñuy suufeelee nit ku ñuul. kooku lu am solo la. ñaareel bi ci cinéma. période boobu booy xool cinéma film yi rôle yi nga xam ne moom la ñuy jox africain yi. ay rôle yu ñàkk fayda. ay mbindaan ak wala duñu leen di ñàkkal fayda ak wala ñuy wax ak wala leneen mu ne xoola image bi nga xam ne tamit moom la ñuy jox biir africain yi foog ñu changer ko te loolu tam booy xool suñu téléfilm yu bëri nga seet image yi nga xam ne moom la ñuy jox africain yi muy yu brésilien yi muy yu mexicain yi
booy seetlu des na. toujours daal ñu ngay bale mbedd mi. wala ñu ngay servir ca restaurant ba. Ibrahima Ndiaye yooyu itam sa doctorat ci Sembène Ousmane nga ko def léegi gis nañu Sembène ba mu dem Union soviétique ci jamono jooju Union soviétique la woon muy Russie gis nañ ko donc mu war a jege côté gauche bi kon l'homme de gauche la ñuy gis suñ ko déggee ñëw na Afrique gis problème mu communication gis ne masse bi bokkuñ ak ñi jàng ñi sedduwuñ ak ñoom la ñuy kii puisque ñi jàng bëriwul mu commencé intéressé wu ci cinéma dama bëggoon l'homme de gauche ak l'africaniste ñaari côté yooyu Ibrahima nga ñëwal ma ci dundu Ousmane Sembène. waaw jërëjëf Sidi maa ngi lay remercier bu baax di remercier groupe Walfadjri ci hommage bi ngeen def Ousmane Sembène lii Aliou wax liñ ciy mën a dolli mooy jaar-jaar yi mu war yëpp ni Sembène fa la jaar surtout bi mu nekkee xale dafa formé caractère am. jox ko tempérament wu bañkat. boo xam ne kii lu mu am daf ko liggéey foofu la tàmbali donc tempérament bañkat boobu moo ko topp ko ba ci li muy liggéey yëpp li mu bind. ak film yi mu wone moo tax ba ci bind yi mu bind yëpp mi ngi jéem a fexe ba peuple africain yi mu mën leen wax nettali ay histoire yoo xam ne yi ku ci dëgg da nga ci gis sa bopp ba mën a dox boo xam ne bii di nga dem ba problème yi nga xam ne moo nekk sa problème yi existence nga gis ko ba xam ne yaa ko war a saafara sa bopp donc homme de gauche bi ni moo gisee ci foofu ci liggéeyu Sembène mooy ko xam ne kii li mu xam li ko parcours am yëpp wan expérience bi mu am yëpp fi mu jaar yëpp li mu ko wan daf ko wan ne nooteel ci le pays africain yi nekk mu jël ci beneen leçon mooy nooteel bi rôle am moom lenn rek la ñu mën a doon mooy yee nit ñi ba ñu gis la ñu nekkee mën a xam ne saafara bi ci ñoom la war a jóge ñu nekk acteur yoo xam ne ñoo mën a changer seen situation moo tax idée boobu jox conscience peuple africain yi wan leen ne ñoom seen changement situation ci seen loxo la nekk loolu mooy li nga xam ne mooy fondement wu liggéey bu mu liggéey yëpp ci cinéma ak ci bind. tabarakallah damay daal di ñëw ci le professeur Amadou Ly professeur ci côté africaniste bi laay ñëw ci ak yow surtout que littérature africaine ci nga gën a màcc gis nañu léegi li nga xam ne moom la ci Ibrahima wax mooy la prise en charge la gën a poussé africain yi te xam ne xëtum kabaab borom a koy fayul boppam kuñ toog ci sa gannaaw te sa gannaaw neex ca ka ca toog boo fuddul di ca jóg ak yu ni mel yi nga xam ne message yooyu daan nañ génn ci jamono jooja di woon nit ñi ni jóg leen yéen rek ko mën a soppi bu leen tal loxo bu leen kii yooyu yëpp nag feeñ na ci liggéeyam africaniste boobu nag nga xam ne Afrique moo ko intéressé woon gis na Europe gis na Asie surtout Union soviétique ñuy dem waaye xool na Afrique mi ngi taxaw benn place wala mi ngi dellu sax gannaaw ci ku xamoon démbuy Afrique africaniste bi Ousmane Sembène ci laa bëgg nga ñëw yàngatal ñu ko professeur Amadou Ly. jërëjëf Sidi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di nuyu seeni auditeurs ak seeni téléspectateurs waaw li nga ma laaj dinaa ci sawar a tontu sama kent laay kattan ndax jamono yooyu fekk na ñu ngi ci période coloniale fekk na ñu génn ci esclavage wala moitié maanaam 19e siècle bi mu demee ba xaaj esclavage daanaka jeex na mu am colonisation ñu nekk ci colonisation bi ñu demee nag ba maanaam ay waa Afrique commencé di dem di jàngi tugal di ñëw ci la ndànk-ndànk la ñu commencé di gis ne daal ndeke en tubaab yi ñëw fii nekk ci ñun di ñu noot loolu du dëgg du yoon ndax gis nañu ñoom lu ñu nekkee foofu xam nga amoon na première guerre mondiale suñu ay maama ki suñuy bàyyi demoon nañ ci ñu commencé di gis ne maanaam France bi ñuy lifoon am na ñeneen ñu ko ëpp doole am na ñeneen ñu ko féete kaw muy prise de conscience bi Ibrahima ak Alioune doon wax léegi mu tase itam booru 1930 et quelque ñoom Senghor ak Césaire créé le mouvement de la négritude maanaam bi ñu demee ñoom itam ñu duggante saafonteeg
ñi jóge woon Amérique ba dugalante daal ba xamante ñu commencé di jël ñoom itam prise de conscience valeur maanaam de l'homme noir ne homme noir kat ndeke du loolu ñi tubaab yi di wax rek ñu am seen histoire lañu ñu am seen cosaan lañu ñoo xam ni daal mérité nañu nekk ay nit à part entière comme ñeneen ñi foofu nag donc dafa amoon benn atmosphère daal benn ambiance muy Paris muy Londres muy même Rome wala soo demee Amérique ay Harlem ak yooyu ambiance boobu la Sembène ñëw dans les années 1940 fekk mu ngi commencé di jëm mag ci la commencé nag moom itam loolu moo la taseel soo Afrique ci boppam temps boobu barewul ay intellectuel yoo xam ne ñu ngi fii ci Afrique lépp ngi doon xewee France ci milieu africaniste yi ñoom ñooñu ñu tudd fii léegi waaw Aimé Césaire ak ñoom Aimé Césaire ak Senghor ak Damas ak ñoom seen ñooñu ak ñeneen daal waaw donc soo gisee daal mbir mi jógee foofu ñëw fii ñu mel ni ñoom Sembène ñoo ko fi ñoo ko fi indi daanaka doon na nag jëfalante ak ay naatangoom yu Côte d'Ivoire yu Mali ñoom ak ñu ko xaw a mag tuuti ñoom Fili Daba Sissoko xam na li ñu bind ñoom Keita Fodéba waaw dugal ko ñooñu ñëpp ay nit ñel woon daal di bind di fippu ni nga ko waxee di fudd pour ñi war seen kaw di leen noot daal di leen wàcc donc soo ko jàppee milieu africaniste yi dans les années 1940 la commencé daal mbir mi commencé Sembène ñëw yem ci daal di nag moom itam ne il faut que moom itam mu dugal ci loxoom ni mu ci dugalee loxoom dinañ ci wax ci kanam tuuti incha allah. tabarkalla point yu bëree bëri yuy wone ne àddina tolloon na foo xam ne borom xam-xam yi prise de conscience bi wane ne France ñu ëppoon doole ba not ko am nañu ko ëpp doole Allemagne yi mën a dugg ba biir Paris mën a dugg ba France toogaat d'ailleurs comme ni Alioune Tine waxee gaulliste la gënoon a nekkutoon ci beneen côté ba wala boo ko amoon estime la ci De Gaulle pour reprendre say termes donc wane woon ne ni ak mbañ mi ngi ko doon bañal sax ki toogoon ci kaw sax buy bañ jàpp ne bañ lu war a am la kon dama war a ñëw ci El Hadj Moussa Fall waaye dama bëgg a génn tuuti plateau bi pour jël ki nga xam ne moo jiite les écrivains muy Alioune Badara Bèye moom itam mu indi ci témoignage am Alioune Badara Bèye ñu ngi ci kanam Ousmane Sembène ci ñaari wàll benn bi mooy africaniste bi benn bi mooy l'homme de gauche nga xam ne itam li ko gën a intéressé mooy africain bi mun a jël place am ku néew ki doole itam mun a fippu la prise en charge mun a jëlal boppam yëf yi te xam ne kenn du ko développé réewam kenn du ko yëkkatil moo ko yëkkati Ousmane Sembène ñaari dimension yi nga xam ne nag fu nekk jaar na fa ñi ko doon jàngat nañ ko Ibrahima Ndiaye mi nga xam ne ci la def thèse doctorat am ak Alioune Tine waaye itam Amadou Ly mi nga xam ne itam africaniste la chercheur la Alioune Badara Bèye lan nga ñu ci wax ci ay baat ci Sembène Ousmane surtout ci dimension yi ñi koy jàngat fi mu ne waaw Sidi maa ngi lay gërëm bu baax ci émission bi d'abord di la féliciter ci thème mu Sembène Ousmane bi ngeen choisir tey Sembène Ousmane wax nga dëgg africaniste bu mag a mag man li ñu seq moo di d'abord moom ci membre fondateur association des écrivains du Sénégal ñi ko jëkk formé moom ak ñoom Senghor ak ñoom Ousmane Socé Diop ci la bokk mu jiite ci biir association bi section bi ñu woowee section du PEN international donc boobu bi muy gaañu moom moo doon président honoraire moom la Mbaye Gana Kébé remplacé te ñu ngi pare ñun ci quelques jours pour def benn manifestation bu mel noonu pour sargal ko africanisme bi moom daf ko wane woo du rek li nga xam ne daf ko jëloon comme slogan di ko wax noonu daf ko jëfee man fekk naa ci 87 ñu ànd ak moom à Londres foofu mooy capitalu vraiment les grands africanismes ña fa newoon ñoom Marcus Garvey ñoom ñëpp la ñu newoon alors keroog bi ñu defee congrès bi mag a mag waa PEN international secrétaire général bi dafa jóg mu ni Afrique bi Sembène posé candidature dafa bëgg Sénégal organisé kooku dafa jóg ni Afrique amaguleen yéen boobu dimension amaguleen boobu organisation amaguleen boobu expérience moom mu réagir wan ko valeur africaine wan ko sunu diine wan ko arafal yi ñu doon def
wan ko yëpp wax ko ni ko nag bu ma paree man dinaa demander Sénégalais yi ak africains yëpp ñu génn salle bi pour protester keroog loolu def vraiment bruit bu mag à Londres ba gars yi mujj def délégation ñëw Sénégal pour excuser wu. alors nekkoon na ki nga xam ne aussi ci côté boobu vraiment bëggul woon ñu ñuy jël en charge bëggul Occident souvent di ñu imposer ay forme culture parce que dañ daan wax toujours boo waxee mu ni ma wolofal bi dañ ko war a fonk mu ni ma dañu war a fonk aussi su œuvre yi ñuy bind di ko def ci nasaraan nan fexe ba œuvre yi buñ ko traduirul aussi ñu sous-traité ko bu dee cinéma donc loolu nekk na arme Sembène Ousmane ci cinéma am comme ci bindam parce que ci bindam dafa doon wane toujours ni ñun bind yi ñu bind ci kàllaama nasaraan il faut que ñu adapté ko ci cinéma bi moom la population bi gën a mën a xam bi nga xamee ni aussi maa ngi waxtaan ak moom ci affaire association wu Sénégal yooyu rek daf ma ni man de bu ma sañoon ñu def association bi nga xam ni panafricanisme lay doon ñu nekk bind association bindkatu Afrique yépp et aussi pour ñu bañ wax ni Sénégal rek mooy yor affaire yi nan ko yóbbu Accra siège ba ba lépp pare ñu yóbbu association boobu ñu ngi ko siège ba léegi mu nga Accra donc vraiment jox nañu exemple ci yu bari ci côté boobu franchement ñun génération bi di ñëw dañu war a génération bi fi nekk ak génération bi ñëw dañu war a roy ci moom ci côté africanité boobu vraiment. tabaarkalla point yu bëree bëri ak sargal bi ngeen ko bëgg a sargal si. yaakaar naa ne sargal ba dimension bi mooy nekk l'artiste puisque ay njabootam ñu ngi topp ci ay tànkam ba wax ne duñ nangu récupération politique puisque Ousmane musta wecceeku mun-munam ak xam-xamam ak bëggu askanam yaakaar naa ne loolu aussi da ngeen ko bàyyiwaale xel. waaw dinañ ko bàyyiwaale xel parce que nit ki aussi da ngay xam Sembène bi mu nee ñun yëpp ñun ñu ko approché du yàgg toujours dafa doon nekk nit ki nga xam ni bëggul woon récupération politique. waaw gis nga même bi ñu koy sargal fii en 2003 aussi bon daf ñu laaj ndax ministre ban ministre ngeen di indi ma ne ko xam nga ñun bu ñu sañoon yow comme yow la ñuy sargal wax ñu noo gisee nan nga gisee rek ñu def manifestation bi mu ni man manifestation bi daal bu ma sañoon du am protocole officiel. protocole officiel c'est-à-dire nit ñi ñëw di def ay discours di def ay dool bu ma sañoon comme man da ngeen may sargal man bindkat Sembène Ousmane man bindkat cinéaste bëgguma kenn récupérer loolu au profit de kii yéen da ngeen may sargal mais ñeneen ñëw daal bu ma sañoon quand même ñu def ko suma famille rek utiliser ko noonu alors ñun bu ñu discuter ak moom ci yu bari découragé wuñ ko dañ ko won rek ni ko bon nit un ministre de la culture moom forcément mën na nekk ci gouvernement mais am benn orientation bi nga xam ni dafay jiite rek day nekk parce que tutelle bi sax du nekk tutelle bu dëgër parce que bindkat yi yooyu kenn du seen tutelle ñoom dañuy am ba ñoom ñooy seen tutelle lu bopp boo ko gisee mais état dina demee façon bi nga xam ni bu événement bu mag amee il faut que njiit yi wane ni quand même bon am na structure bu ko organiser ak yu demee noonu parce que loolu moom moo taxoon ci peine internationale ak yëpp manifestation yi ñu def peine yëpp daf ci doon bàyyeeru moo tax aussi pour sargal bi ñuy def bi nga xam ne nag duñ ko nëbb parce que boo déggee communiqué bi génn aussi keroog président de la République moom ci constitution bi dañ ko ci def mooy premier protecteur des arts et des lettres bi mu déggee naqar bi aussi daf ñu ni moom vraiment bëgg nañu rendre hommage Sembène parce que aussi amoon na ay relations yu humaines ak Sembène bëgg nañ ko rendre hommage mais daf ko confier écrivains yi ak cinéastes yi dafa ci communiqué bi dafa wax rare rapport avec l'association des écrivains du Sénégal et l'association des cinéastes. c'est ça ñun nag dinañ ko jox dimension bi nga xam ni diaspora bi parce que ñooñu famille bu magu Sembène lañu mooy ñu nekk ci biti waa États-Unis waa Londres africanistes yi ñi nga xam ni ñëpp vraiment waa FESPACO bëgg nañu hommage boobu ñoom ñu fekke ko ñëw rendre ko sargal ko comme li war ak dimension bu muy di daal noonu la mais dinañ tenir compte ci vraiment. ci wàllu nga xam ne waaw kay exactement foofu laa bëggoon a taxaw rek ci point boobu nit ki lépp lu mu doon bëgg ci dundam gannaawam lañ ko war a gën a sàmmal. li njabootam itam bëgg
te jàpp ne itam loolu mooy tax ñu gis seen papa ci dimension réelle yaakaar naa ne fonkle leen ko lu am solo la te day na nekk modèle itam nag pour nit ñi di liggéey tey bañ a liggéeyee rek récupération politique puisque tardé na lu bëree bëri ci suñu réew yi képp kuy liggéey rek yaa ngi xaar am weccet muñ la ciy delloo wala loo ci mën a jëlee kon c'est important dañ del siwaat ci yow léegi damay ñëw ci yow El Hadji Moussa Fall yaakaar naa ne l'islam art cinéma nekk na en retard su ma koy wax xëy na monde arabe bi taxul may wax monde islamique bi taxul may wax waaye Afrique tax may wax la ci Égypte xam nañu art ak rapport am ak ñuñ cey dugal yu bëree bëri nga xam ne message yu bëri ci lañ koy jàllee même polygamie sax def nañ ci weeru koor wi daaw jéeg loo xam ne dafa nekk kéemaan ci monde arabe yépp te Égypte la génne woon ñoom itam ñu jéem a défendre à travers le 7e art ak yeneen yoo xam ne dañ leen koy taqal léeg-léeg ay film génn bon ñoom itam di jonjuwanteeg yeneen idéologie yoo xam ne na neen la ñu génne waaye fii ci Sénégal dañu gisul islamiste yi jonjuwante ak nitu aar yi ba daanaka dafay mel ni sobe la dafay mel ni nan nga ñuy jàngatee loolu ku mel ni Sembène Ousmane tey waroon nañ di wax xaritoom ak ay islamiste yu mag yu ràññeeku yu ko encouragé yu ko poussé yu am yuñ def ci liggéeyam te ndaxam jullit la bu fonk ak njullitam ndax ba ci lu mu jëm mosta bàyyi lem nekk yoon pour dem yi feneen même bu fekkee am na ay idée gauche bu fekkee am na ay idée itam gëm cosaanam ak aadaam waaye des na di conserver dégg nga le côté islamique waxul benn yoon ne génn naa ci l'islam maa ngi nekk africaniste maa ngi nekk ceddo maa ngi nekk leneen waaye des na toujours di jullitam war na ne côté boobu kii na ko problème boobu noonu ñu koy étudier la El Hadji Moussa Fall. Asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyu mbokk yi ñu toogal ci taabal ji di jiital balaa ñuy tàmbali tontu bi ñuy rendre hommage Walfadjri ci liggéey bu rëy bi muy def vraiment dynamique bu progression dañuy gis ni ci lay dund boobu ba mu juddoo ba léegi leen di ñaanal yàlla ñu gën a taxaw mën a jot seen mission vraiment c'est pas évident toujours jóge ci journal dem ci rajo ba plus ba war a dem ci journal ci benn groupe boo xam ne du état ñu leen di ñaanal vraiment yàlla ñu gën a taxaw ñu gën a taxaw ci seen mission bu xamal Sénégalais yi xamal at yi si di laaj bi nga laaj dafa am solo torop parce que art comme ni ko jiitu waxee benn mode d'expression c'est-à-dire lu nit ki di jëfandikoo pour joxe xalaatam pour joxe gisinam pour yar aussi te malheureusement laay wax ñu bëree bëri ci l'islam dañuy jàpp ni art dafa salte wala baaxul loolu am na lu bëri lu tax xëy na dinañ ci gàttal bu baax a baax mais li ñuy wax moom mooy soo delloo ci conception alxuraan yàlla ni mu bindee boo jëlee art ci wàllu sur le plan matériel lu muy def représentation yàlla aay yu bëri dafay ñëw di ñu wane importance bi mi ngi wax ci alxuraan a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa laqad zayyana samaa ad-dunya bi masaabiha wa ja'alnaha rujuman li shayatin rafetal nañu loolu la utiliser on a embelli rafetal nañu asamaan si ci ay lampe donc même image bi muy joxe image yi day wane importance su yittewoo bi nga xam ni conception alxuraan yittewoo na ko rafetaay la beauté ak mbaax yonent bi dem ci ba gën a sori moom daf naan inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla dafa rafet te dafa bëgg lu rafet kon donc soo jëlee sur le plan matériel physiquement da ngay gis ni l'islam day insister ci loolu mais soo jëlee alxuraan sax ni mu ko tëggee da ngay gis ni dafa gën a kawe way bu baax a baax par exemple am na ay yu bëri yoo xam ni da ngay dégg rythme bi musique fond musical bi par exemple da ngay dégg par exemple yàlla naan la in kullu man fi samawati wal ardi illa aati rahmani abda laqad ahsaahum wa addahum adda wa kulluhum aatihi yawma alqiyamati abda donc gis nga rythme bi ni mu koy respecté wa najmi ida hawa ma dalla saahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil gawa kon yooyu yëpp day wane ni kon alxuraan soo ko jëlee comme xadisu yonent bi li mu jàngale li mu jëmmal mooy aar dafa am solo pourquoi donc li si di wax pourquoi nag suñu boroom xam-xamu sénégalais yi bëgg yi tewoo diine jàppantoowuñu ak artistes yi man dama naan ñaari
ñaari raison la wala ñaari cause benn bi ci ku ci nekk am nga ci responsabilité ñi nga xam ni ñoo nekk ci art bi ak ñi nga xam ni ñoom ñoo yittewoo l'islam bi pourquoi parce que ñi yittewoo l'islam ñoom bu l'islam yittewoo noonu art dañoo war a tàllal loxo ñëpp pour jëfandikoo ko parce que li ñu soxla moom mooy nation bi mooy nit ñi askan wi la ñu bugg a yar te moyens yi nga koy yare du école bi rek du daara ji rek du xutba bi rek mais da ngay soxla comme ni Ousmane Sembène def ñu ko ci rendre hommage dem ba gis ni bind bi doyul mais damay dugg ci cinéma pour gën a mun a laal population yi loolu ma ni dafa manqué torop kon suñu baal ma benn parenthèse puisque Marouba Fall écrivain la te damay bañ ñaare ñi bugg a dugg te nekk ci biti di yàgg ci buum bi Marouba ku wax Sembène Ousmane ku wax l'artiste ku wax l'écrivain du la fàtte mukk puisque professeur nga waaye itam écrivain nga te côté boobu itam da nga ko toppatoo trop Marouba yan baat nga bëgg a wax ci Ousmane. Jërëjëf Sidi maa ngi nuyu ñëpp ñu toog foofu ñoom Alioune Tine ñoom Amadou lii di leen gërëm ci émission bi ngeen wax di ko rafetlu ndax que si seen ëttu diine ak jamono ngeen aborder pour la première fois problème mu caada vraiment lu ñu war a rafetlu la ndax dañuy remarquer ci aada yàgg nañ ko fi aborder de c'est pas la première fois duñu xool duñu mësaguñu gis foo xam ni fii ñi ngi poser problème mu littérature problème mu culture ak problème mu diine et affaire u Sembène bi nag li nga xam ni arrivé na vraiment àddina bi yëpp ñu ngi koy mettitlu démb rek maa ngi recevoir benn mail bu jógee Hambourg parce que Pen Club réunir woon nañ fa ñun sénégalais yi ñu dem fa en 86 alors ñu am fa benn xaritu professeur mu ñuy bind ni ma xamal ni ma 86 bi mu dajeek Sembène vraiment waxtaanoon naa ak moom te rafetul na ko te ci jamono yi bi mu gisee film bi Sembène mujj a def vraiment dafa ni kii africain boo xam ni bii war nañu mën a gëstu ay mbiram pour gën a xool situation Afrique ci àddina bi parce que xeexu Sembène yépp moom moo doon recentrer le débat parce que gis ngeen ci interview yi ñu wone ci moom ñi def témoignage wane nañu Sembène dafa ni woon l'Europe est la périphérie de l'Afrique parce que le grand débat aujourd'hui pour intellectuels africains yi mooy la véritable place de l'Afrique dans le monde et puis seen waxtaan bi ci contexte bi mu am dafa am importance parce que ñu ngi ci contexte de la mondialisation te ci contexte de la mondialisation culture daf ci am importance xaw ma nag nit ñi comprendre nañ ko noonu wala déet li Senghor daan wax la culture est au début et à la fin du développement dafay vérifier wu chaque fois donc Sembène bu jëlee cinéma def ko centre préoccupation parce que livre yi muy bind ci kàllaamu wolof du egg fi mu bëgg loolu dafa am importance surtout pour ñun ñi nga xam ne ñu ngi jàkkaarloog toujours suñu petit écran di gis li fay am nga xam ne suñu écran yi sax ñun duñ ci gis suñu bopp ñeneen lañ ciy gis nga xam ne toujours ñu ngi jàmbat naan suñu xale yi image yi ñuy am rafetul mais bu ñu jàmbatee ba pare dañuy mel ne dañuy fàtte liñ doon wax dañuy continuer yaakaar naa ni nag je pense que bu ñu demee ba xam ni image bi dafa am lu muy apporter ci ki koy seetaan mais ñun africains yi aussi war nañu góorgóorlu jël mesures yi nga xam ni yépp vraiment mën nañ ko jël pour changer ordre des choses parce que comme niñ ko waxee Afrique dafa nekk en retard am na écrivain boo xam ni souvent dama koy rappeler dafa ni le monde sera fini que l'Afrique n'aura pas commencé àddina bi dana dem ba jeex te Afrique du tàmbale benn boroom xam-xam bu am importance nga xam ni dëddu na àddina temps yi muy Joseph Kizerbo di poser wu question à quand l'Afrique kañ la Afrique di am
bërki démboo si dégg nañu président de la République bi mu demee France mu naan li ñuy wane ci Afrique c'est pas ça, l'Afrique n'est pas malade, c'est pas toujours le sida, c'est pas les coups d'état militaires, mais nag ki nga xam ni kii nag itam mooy wane li ko neex lay wane, mais ñun am nañu suñuy possibilité, pourquoi duñ ko exploiter. Marouba point yu bëree bëri soulevé nga ko yoo xam ne dana ci am luñ jëlaat tey dana ci am yuñ jëlaat beneen yoon mun naa koo tënk ci ñetti baat benn bi wane nga ci l'homme de gauche parce que bi nga waxee ne nee na Afrique mooy Europe mooy périphérie Afrique bi dafay fàttali Lénine ci boppam waxoon Vladimir Lénine disait que qui tient l'Afrique tient l'Europe kon xamoon na importance su Afrique te yaakaar naa ne ñi jàll tey gaal yi wane nañ ko wane nañu importance su Afrique ci biir Europe ñaareel bi aussi bi nga souligné woon petit écran yi gisuñ ci suñu bopp leneen lañ ciy génnee daf ñuy fàttali dans les années 80 déjà Amadou Mokhtar Mbow ak nouvel ordre mondial de l'information ñetteeli élément bi nga wax itam te mu jar jàngat muy Joseph Kizerbo boobu nga tuddoon te nga xam ne toogoon na ba wone ne jarul ñuy fëgg si ñuy dënn nañu wone ñun ñooy kan le tigre ne vend pas sa tigrité ni mu ko waxee woon ci biñ jamono jiñ daan wax négritude donc indi nga ci ñu bëri ñoo xam ne ku nekk ci ñoom wone nga point bu ci nekk jar na jàngat importance su Afrique ci àddina bi à partir de l'Europe d'ailleurs wane importance am ñaareel bi di nga waxoon ñu war a feeñ ci petit écran yi ba ñu xam ne existé nañ am nañ lu ñu mën a génne am nañ lu ñu mën a joxe ci rendez-vous di donner de recevoir troisième bi itam ñu bàyyi di bàkkoone nit ñu ñuul lañ waaye ñu wone lu tax ñeneen ñi di ñu joxoñ je pense que point yooyu ak yeneen El Hadji Moussa yaa ngi woon ci responsabilité partagée diggante l'intellectuel formé à l'Occident ak l'islamiste ñoom ñaar seen responsabilité partagée ci rupture wala bokk manque de rencontre seen ñàkk a tase foofu nga ñëwoon ma dog ko ngir téléphone bi bañ a yàgg voilà donc maa ngi doon wax effectivement ci responsabilité partagée boobu waxoon ni intellectuel arabophone yi wala ñi yitewoo l'islam donc loolu mooy seen problème xamaguñu ba léegi wala jëluñu en charge en tout cas dimension bu am solo boobu nga xam ni aar mun na koo jël ci véhiculer ay xalaat surtout bu fekkente ni ñoom dañu tudde seen bopp ay wootekat war nañoo jëlaat en charge loolu mais ci beneen côté bi loolu la ñuy jeexale te vraiment Marouba wax na ci lu bëri lu tax rupture bi am lu tax ki yitewoo dina ragal artiste bi moom mooy bu ñu delloo ci définition aada définition culture boo delloo ci UNESCO par exemple bi mu koy définir ci yenn rencontre am yi surtout bu conférence de Mexico dafa naan art en plus culture en plus muy yittewoo l'art ak les lettres day yittewoo tradition mode de vie système de valeur ak croyance c'est-à-dire day yittewoo aada nit ki du ay way rek mais day yittewoo aussi façon ngi dund ni nit ki mais surtout li ñu ci yitteel mooy day yittewoo ngëm-ngëmu nit ki et que ñun donc dañuy gis ni suñu artistes yi lu ëpp du ñu insister ci aspect boobu c'est-à-dire dañuy am ambition wu soppi situation bi ni mu mettee Afrique moom ñu ñëpp xam nañ ni dafa metti mais de telle sorte que duñu bàyyi xel ci par exemple soo ñëwoon ci Sénégal ni li ëpp ci population bi ay homme religieux lañu je veux dire que ñu gëm diine lañu moo xam jullit la wala nasaraan ya loolu donc pour man dama xalaat ni kon artiste bi su buggee soppi société bi bañ a tenir compte ci loolu da ngay heurter conscience yi loolu li muy mujj jur mooy ñële taxaw di la daw yow it doo mun a jàllale Moussa danañ jël si waat ci yooyu nga commencé dawante boobu ak yan moo nekk ci gannaawam waaye nangu nañ déjà ne dawante am na même bu responsabilité partagée amee ma rectifié waat tuuti ci li ma wax sànq ne Joseph Kizerbo moo wax Olusegun moo ko wax prix Nobel de la paix bu Nigeria moo waxoon ne le tigre ne vend pas sa tigrité mais thème bi laa bëggoon a indi sinon combat itam Joseph Kizerbo ñëpp xam nañ ko ci wàllu Afrique ak yooyu waaye lapsus bu ndaw la ma ñëw ci Alioune Tine dama bëggoon nga ñëwal ñu ci ba tey Ousmane Sembène le cinéaste parce que ñu ngi doon wax l'homme l'africaniste fi mu jaar ba gis nga ko jàngi bi mu ñëwee ses préoccupations le cinéaste laa bëgg nga ñëwal ñu ci ay baat. cinéaste bi nag lu am solo la ci Sembène maanaam boo jëlee si cinéma africain
am na lu ci Sembène andi. ci même problème yi ñuy wax les problèmes esthétiques. les problèmes plastiques. te ci sama gis-gis am na ñaari film yoo xam ne ay film yoo xam ne indi na ma yi nga xam ne mooy yu bees ci ni muy filmer boo jëlee émitaay ci filmam yu gën a neex. gën a baax nga jël aussi Ceddo. nga jël Gelwaar. bon dinañuy wax bien entendu le plan ceebu jën. ni mu koy filmer ne ñi di togg ci ceebu jën. mais préoccupation Sembène bu fekkee ne yaa ngi koy xool ci roman bi. ak ci kii bi mooy kàllaama bi nit ki wax ak culture bi nekk ci biir ak lépp lu muy naka la koy génnee ñin ñi ni nga xamee ne dañuy toog di ko jokkoo ay problèmes yi am ñu koy régler par exemple boo ñëwee xool Gelwaar bi ñu ñëwee teg néew bi di waxtaan dafa jël caméra bi rek planté ko mu nekk plan séquence ba pare boo xoolee mbir mi nu muy dawee dafa mel ni cinéma théâtre la cinéma bu ànd ak théâtre oralité bi dem nga gis danaa ñëwaat léegi que ci biir filmam dañ ci gis këru Sénégal dañ ci gis aada dañ gis seen lekk maanaam demul di ko dawloo ci ay salon wala ci ay place yoo xam ne da nga ne ana Sénégal ana Afrique léegi Serigne Modou Bousso Dieng yaakaar naa moo war a nekk Serigne Mamoun Niass moo nekk ci téléphone bi Serigne Mamoun bismillah. salaamaaleykum Seydou Lamine maa ngi lay ndokkeel ñi nga xam ne ñu ngi ci jotaay bi. di jaale njabootu Ousmane Sembène. ñi nga xam ne ñoo bokk ak moom aar bi ñun ñëpp ci lañ nekk. comme ni ko ustaas bi waxee wax na dëgg lislaam dafa fonk aar. benn baat rek laa bëgg a rectifier du dara bëgguma ci gudd sax ndax déglu bi moom a gën a intéressé pour jëriñu ci yéen. mooy ne dafa wax ne islamiste yi wala arabisant yi. mais si leneen boo fàttalikoo ñoom Hadj Moustapha Cissé def nañ fi ay troupe théâtral ak Moustapha Niang Ahmad Nazir Ibrahima Niass troupe yooyu ba léegi bu troupe Bamba Mos xam troupe yeneen ak yeneen loolu lépp pour jéemoon loolu la. waaw sëñ Mamoun yooyu jéemoon la waaye lu tax yooyu tasewuñ ak ku mel ni Ousmane Sembène c'est-à-dire yooyu wàccoon nañ ci suuf mais yooyu demuñ ba yegg ci 7e art al fann saabi dugguñ ci cinéma te ñu ko defoon waroon nañoo tase rencontre boobu la ñu jaaxle. ñàkk daje bi. pour ñàkk daje bi waa laa déggul li nga wax nga ne. waa seen ñàkk daje yow tey ci politique daje nga ak yeneen i cadre yéen a ngi def parti yéen a ngi dugg ci assemblée waaye ñële doon Moustapha Cissé ak ñun ñëpp nga tudd ñi nga xam ne Moustapha Sy d'ailleurs bu Moustarchidine ak ñeneen ñoo xam ne defoon nañ ay troupe théâtrale yu mag di ci def ay kii yu mag waaye ñàkk tase bi ñàkk tase bayna saqafatayn al garbiya wal sharqiya al arabiya. waaw ñàkk daje gi man li ma ko foog mooy ak ñeeblu boo xam ne ñu jàng tubaab ñoo ko ñeeblu rek jàngkat tubaab yi jàngkati arab yi man loolu lax ko yaakaare mais dama foog ne ñun ñëpp ñoo bokk lu ñuy défendre mooy bëgg àgg ci pénétrer xalaatu nit ñi bëgg a dugg ci jikko yi bu jéem ci def taasir comme ni nga ko waxee léegi am na solo trop suñu petit écran bi luñ ci seetaan lu may ay culture jàmbur la ñuy def ci doom yi di ko def ci ñun. malgré nous danañ ko tawat mais buñ ko tawatee dinañ wëlbatikuwaat ubbi ko seetaan ko donc loolu ci la bokk te man dama gis ne Sénégal demoon na ba nga xam ne di théâtre yi waxtu ne am mandat la keneen ak keneen ku mel ni Golbert Diagne keneen ak keneen am nañ def yoo xam ne léegi-léegi au moins dana am ay njëriñ wala ay jàngale yoo xam ne am na solo dama yaakaar ne buñ delloo ci loolu rek dana baax li ma bëgg nag mooy yow mën nga jouer rôle pour dajale ñaari culture yooyu yow mën nga ko jouer parce que yàlla may na la rôle boo xam ne wax dëgg yàlla ak organe muy Walfadjri bi nga xam ne dem na léegi ba nekk rajo télévision donc maa ngi ñaan yow nga jëm ci jouer rôle xam naa ne mën nga ko réussir maa ngi lay gërëm loolu rek la bëgguma woon jërëjëf noonu am na solo fi nga dugg point yi nga yëkkati itam pour wane ne de l'autre côté ñoom itam am nañu yu ñu def ba bu ñu wax rek foofu itam table rase nekku fa dara nekkul désert nga xam ne dañuy wax ne dara nekku fa waaye am na lu fa nekk c'est important loolu nga fàttali ci ay jëmm
wane ne seexluwuñu aar ndax defoon nañu ay théâtre c'est important je pense que li nga wax mooy tasele suñu xamee ku nekk lam amee bu boobaa boole dana yomb te yow itam loolu ngay wax sax au lieu nga ñuy jox mbaxana mi yow yaa ngi ko sol puisque déjà yaa ngi dajale ay cadres de tous les bords ba pare nag di dugg ci domaine bu gën a jafe te mooy domaine politique mu mel ni dañ dellusiwaat ci Alioune Tine ci point ba mu toll cinéaste bi ak le film le Sénégal la maison sénégalaise les ak art beeg yooyu yëpp ni mu feeñee ci filmam waaye loolu ci ñaareel li xaaju waxtaan wi lay nekk léegi gannaaw gàttali xabaar yi incha allah. la mbokk yi ñuy seetaan ci Walf TV ak yi ñuy déglu ci Walf FM ñu ngi dellusiwaat ak yéen ci seen émission diine ak jamono seen émission diine ak jamono mi ngi waxtaanee tey mbiram ci aada muy wàllu aar di ci jàngat itam wàllu cinéma waaye itam di rendre hommage kenn bu mag ci Afrique ci Sénégal muy Ousmane Sembène mi nga xam ne ujji na boromam waaye nag gannaaw bu mu fi bàyyee liggéey bu mag bu yaatu moo xam ci mbind la moo xam ci cinéma la ñu jël ci ñoo xam ne ñu ko xam lañ ndax itteel na leen ñu bind ci muy Alioune Tine bu RADDHO nga xam ne ci la def thèse doctorat am waaye itam muy Ibrahima Ndiaye bu Université Dakar docteur Ibrahima Ndiaye waaye ñu jël itam koo xam ne chercheur la africaniste la muy le professeur Amadou Ly jël également El Hadji Moussa Fall mi nga xam ne moom itam chercheur la islamiste la moom itam pour mu indil ñu éclairage islamique bi nga xam ne moom la ñuy soxla ci waxtaan wi ñu ngi woon ak Alioune Tine ci Ousmane Sembène le cinéaste mu taxawoon di wax ne bokk na ci li ko gën a marqué mooy suy wax ci Afrique buy wax ci Sénégal du dem ca salon ya nekk ci njënd yi yemoon Dakar dem ci quelques salons daal di leen ne Sénégal a ngi nii waaye dafay wàcc ca nit ña fa ñuy duggee na ñuy dundee suñuy lekk booli ceebu jën ñu tiim ko nekk mbooloo su fekkee dañu nekk ci ay mbedd yoo xam ne yu xat la nga mun koo gis bu fekkee ay sàkket la yu daanu nga mun koo xam bu fekkee lu mun di doon rek dana indi caméra ba foofa ba ku ko mun a gis foo ko gis ci àddina da nga xam ne fii mooy Sénégal bi ëpp mooy Afrique bi ëpp mooy lii wone Sénégal donc mi ngi ko doon jàngat ak yenn ni point ci cinéaste bi Alioune Tine ñu dogoon la ndax gàttalu xabaar yi mën nga continuer ci développer sa. jërëjëf xam nga nag pour nga ramasser ko ci temps yu ndaw dafa gàtt mais damay ci gàttal rek mooy bu fekkee da nga bëgg xool ni muy defee aaram da ngay seet ni muy jëlee ay acteurs am. nan la ñuy jouer. te booy xool filmu Sembène bariwul ay acteurs professionnels. mais bu ñu jouer rek da ngay yéemu maanaam direction acteur u Sembène c'est hyper professionnel. nga xool par exemple aussi personnages yi nan la ñuy def. personnages yi ay personnages yuy bañ lañu. yu am caractère. ni Sembène moom ci boppam. te comme da nga tuddoon foofu sax Kizerbo maanaam boo gisee Kizerbo ni mu buggee Afrique ni mu ci waxee ni mu ci doxe te it Kizerbo en 1958 jàppale woon na Guinée Sékou Touré. Sembène Ousmane it en 1958 jàppaloon na Guinée Sékou Touré. et ci cinéma am nag yooyu da nga ko ci gis li nga xam ne aussi mooy problème mu Afrique toujours ay thèmes majeurs yi di nga ko ci gis muy affaire guerre bi niñ ci kii woon donc comme dans Émitaay camp de Thiaroye nga gis ni gaa ñi bañee nga jël également Guelwaar même suñu problème religieux yi ak problème mu identitaire yi mu nga ko gis bu fekkee ne yaa ngi seetaan ceddo problème mu musulman yi problème mu esclavage ba ci musique Ousmane Sembène bay bu jëlee la noire de nga jël Juwaana yaakaar naa ne sax moom moo lancé woon musique boobu ba nga xam ne ton bi ñit ñi mujj na tout le temps ñit ñi daan ko ñaan ci biir rajo Sénégal nga jël boo jëlee par exemple kii nu mu tuddati ceddo musique u ceddo bi ni muy boolee musique bi nga xam ne mu ñun moom la ñuy des fii ak également la musique noire américaine pour wane lien bi entre Amérique noir américains yi ak ñun ci ay problème identité ay problème mu esclavage ak problème yëpp problème religieux yi ñuy am musulman chrétien boo jëlee Gelwaar ak ni mu koy waxee mais foofu leçon de tolérance bi muy joxe foofu leçon bu extraordinaire la chez Sembène te it li muy jàngale
ay messages yi nga xam ne moom la Sembène di bàyyi booy xool noonu la koy dundee boo duggee ci biir salon Sembène nga xool décor bi nga dugg biir bureau Sembène nga xool Sembène ci boppam nga xool ko ni muy solo toujours bi sa photo la yow ak man ak Sembène boobu ñu ngi Canada ci benn hommage bu ñu ko doon defal ci université Victoria donc ci Canada la woon nga xool ni mu solo waaw du solu nu mu tuddati sénégalais rek mais Sembène da ngay gis Afrique yëpp day na ci moom li mu xalaat li mu gëm ak ni muy doxale yëpp day na ci moom te dafa nekk koo xam ni kii nit ku transparent la maanaam doo xam ne dafay ñooru wala dafay nëbb lii wala dafay def la donc boo xoolee filmu Sembène wala nga waxtaan ak Sembène bari na lu bëri looy jël te damay ñëw ci benn anecdote boo xam ne maa ngi doon waxtaan ak moom mu wax ma ko mu ne ñun suñu culture koo xam ne dafay regg rek génne ko mais tey bu fekkee ne da ngay seetaan bi ñuy hommage u Sembène yi ñu ngi doon def hommage Claude Brialy Jean-Claude Brialy bu yàggul la gaañu mais tout le temps da ngay gis film Jean-Claude Brialy bu yàgg yëpp ñu génne ko mais tey pour nga xool benn filmu Sembène pour ñu génne ko maanaam suñu mémoire documentation gis nañu sax temps yi di nga gis rajo yi lu ñuy wax lu yàgg ñu génnaat ko mais léegi bu ñu nee Sembène dañuy wane fii duñu am benn archive sonore benn image boo xam ne duñu ko am ci Sembène vivant duñu ko am ci ay filmam muy point bu am solo boo xam ne war nañu vraiment fexe ba nga xam ne filmam yi nañ ko génne ñin ñi gis ko ñin ñi xam parce que liñ ci jàngale fa tabarakallah et boo demee cinéma d'art et d'essai yi maanaam fi nga xam ne foofu la cinéphile yi di seetaan en France foofu nga gën a gis film Sembène te bu ñu ko wanee ba pare day am waxtaan baal ma jël Abou Diafar bu fekkee mi ngi ci ligne bi ba tey waaw kon xëy na mu dellu siwaat loola tax toujours bugguma yàggal kenn ci téléphone bi ndax waaye su dellu siwaatee rek ñu ngi koy xaar waaw kon yaa ngi woon ci li nga xam ne loolu li nga point bii nga souligné point bu am solo la yaakaar naa boo xam ne jar na yëkkati ci kaw tey ci wàllu archive baal ma dama koy wax puisque lu ñu préoccupé la ñu ngi ci télé ñu ngi amee rajo ñu ngi amee ay journaux waaye amuñu archive tey événement buy am mënuñoo wax ne rajo yëpp mën nañoo dellu ci archive u RTS bi fi jiitu woon ak rajo yu ko jiitu woon pour génne son yooyu ku nekk da ngay daw dëbal léeg-léeg ni waaw Abou Diafar mi ngi ci ligne bi Abou Diafar bismillah Abou Diafar waaw bismillah rahmaani rahim maa ngi nuyu ba mu nee fay rajo bi wala télévision bi ba mu ne fay moyen bi ngay dégloo moo xam rajo la wala télé pour ñu mun la gën a dégg nga jël téléphone bi rek carrément. allo. waaw ñu ngi lay dégg. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah. maa ngi nuyu fi teew yëpp. jaane ñi nga xam ne wóorul woon ci wàllu aar ak ci wàllu xam-xam la. Abou Diafar écho bi dafa kaalaama gi dafa leerul trop xaw ma ci yow la xaw ma ci position bi nga nekk la. allo. waaw. voilà donc maa ngi ci loolu ndaxte ku la woon ci Sénégal ak ci Afrique ak ci lépp loo xam ne doon représenter la culture ak la civilisation universelle. mbiru aar nag li ma ci bëggoon ànd bi ma ci bëgg a ñëwee rek. moom mooy ni ko abordé pourquoi les islamisants wala les musulmans que aussi par Abou Diafar Abou Diafar baal ma ñaan la nga jël téléphone fixe jéem ñu ci woo puisque bu fekkee ne cellulaire la leerul te ki lay déglu du ci mun a jëriñu soo mënee jël téléphone fixe nga sore rajo nga wooñu ci mooy gën kon ñu ngi koy séentu mu dellusiwaat yaakaar naa point bi nga doon wax Alioune Tine dama wax ne importance am mooy tey ci suñu liggéey mos naa cee bind sax président Abdou Diouf ne ko soxla nañ ko ca jamonoom tey lañ ko gën a soxla ñu ngi ci télé yi mais événement yu bari yi am amuñu archive buñ mën a dellu or loolu dañ ko waroon def pour réew mi archive réew mi ci wàllu télé yi fi xewoon ba télé tàmbalee ba léegi ci wàllu rajo ci wàllu journaux foo xam ne soo delloo rek waaw Abou Diafar bismillah. voilà donc li ma doon wax
mooy ne li ñu doon wax ci arabisants yi. waaw nga ne islamisants yi wala les islamistes ak les arts. ak yi nga xam ne moo dem ci art. man ma bëggoon nga expliquer rek ne ñi nga xam ne dañu jàng ci langue arabe ak li nga xam ne moom mooy discipline yi nga xam ne dafa dugg ci wàllu art ak yooyu pourquoi jegewuñu ko bu ko defee mu nekk loo xam ne luñ ci mën a wax la mooy ne d'abord dafa am benn problème boo xam ne dafa am ci wàllu ci ñi nga xam ne dañu jàng arabe ci wàllu ci maanaam mi ngi dépendre ci li nga xam ne mooy seen héritage intellectuel bi nga xam ne am nañ ko parce que am na ñoo xam ne ci biir ñun arabisants yi lu mel ni philosophie ak les disciplines parallèles dañu koy tere ñu koy jàngale alors que xam nga ci première ci art muy peinture nga xam ne boo ko xoolee sculpture daf ci bokk muy maanaam naxt muy maanaam yet ak yooyu ñi nga xamante ne ni dañu yor tam xam-xamu tawxiid dañu koy xaw a bañ ba donc loolu moo bokk na ci li tax nit ñi ci seen jëmu bopp di xaw a am benn découragement wala duñu koy bàyyi xel waaye loolu lu mel ni peinture philosophie littérature musique danse même muy danse guerrière cinéma ak théâtre presque benn la ñun def muy les 7 arts loolu ba ci support la boo xamante ne ci sunu culture ak sunu civilisation parce que bu ñu ne culture c'est la croyance dafay représenter parce que moo tax peinture ñëw pour représenter parce que il faut la conception d'abord après réalisation bi doog a ñëw moo tax yàlla ci alquran dafa naan wa tanxituuna minal jibaali buyuta sculpture nekkul lu xaraam parce que bu xaraamoon parce que dafa mel ni paaka ñaari boor la mën nga ci rende mën nga ci xolle ay li ñuy ay légumes ak yooyu parce que fi yàlla mi ngi naan yéen a ngi yett montagnes yi def ko ay kër donc xam nga loolu utile la ci doomu aadama te yàlla mi ngi naan fann ci arab mooy lu parfait yàlla di naan tabaarakallahu ahsanul xaaliqiin mu mel ni dafa am ñeneen ay te art buñ ne art ne création mu mel ni dafa am ñeneen ñuy imiter di créer gis nga boo xoolee ci wàllu esthétique ci wàllu art di nga gis ne yi ñuy def muy avion muy sous-marin yi nga xam ne dafa am solo dañ ko nattable li nga xam ne moom la yàlla def mu nekk loo xamante ne ni ñu ci inspiré wu pour mën a def li nga xamante ne ni moom mooy art pour donc support la boo xam ne dafa am solo moo tax lu mel ni cinéma lu mel ni théâtre dafay restituer waat ay mbir yoo xamante ne mi ngi ci société bi wala amoon na ñu war koo mën a defaat am yuñ ciy jàng donc dafa mel ni sax boo dee xool tey bu yonent yi doon wàcc lu mel ni art ak cinéma kooku dinañ ci bàyyi xel trop mais ce qui est malheureux mooy ci wàllu ci ñun wàllu littérature prose ak poésie la ñu gën a màcc jëm mais ci wàllu peinture ak peut-être calligraphie la ñuy gën a dem ne voilà ce sont ces arts qui sont islamiques mais art boo xamante ne ni ci ngëm yàlla la sukkandikoo muy dem parce que forme d'expression la amul dara lu ci aram d'après nos grands ayatollahs parce que aussi dañuy inspiré ci école boo xam ne da nga ciy gis un grand marabout mais dafay nekk koo xam ne day nekk un artiste ci wàllu cinéma ci wàllu art plastique ci wàllu musique même parce que gis ngeen am na ci dëkk boo xam ne c'est le guide même qui a composé les notes musicales yi nga xamante ne mooy kii tey seen hymne national wu dëkk donc loolu dafa nekk loo xamante ne am solo te ci nit la bokk art forme d'expression ci nit la bokk nekk loo xam ne dafa sori doomu aadama mais dañ ko war a tuubal islamiser ko donc loolu rek laa ci amoon lu may tabarakallah am nga point yu bëri yoo wax c'est-à-dire joxe nga l'exemple de l'Iran bu junj bi itam ci Ayatollah Khamenei bi nga xam ne mooy président de la République moom nga doon junj maa ngi fàttali ne am na ñaari réew yu mag ci réew islamique yi yoo xam ne avancé nañ ci wala sax ñett Iran bokk na ci nga xam ne cinéma ak yeneen te fekk seen daara yi la Égypte ku ci avancé la moom itam nga xam ne kenn demuñu des wax naa léegi ne yu bëri thème islamique yu bëri dana fay ñëw ñu koy génne ci film di ko défendre Égypte dafa avancé woon ci art boobu fu mel ni Pakistan am na ci ay réew yu ci avancé am na ci nag yoo xam ne am nañu problème boobu nga wax danañu dem ba koy gisee ne est-ce que araamul est-ce que nangam di ci dugg ci débat boo xam ne fàtte nañu ne moyen la doon une fin en soi un moyen nag mën nañ ko utiliser comme ni nga ko waxee positivement ou négativement Alioune Tine li nga doon wax ci archive ak ba baal ma Alioune toujours Khalidou Kassé kenn mënut a wax Sembène Ousmane te docteur waaw Khalidou bismillah Khalidou yow la ñuy déglu waaw waaye ñëwal waaw asalaamaaleykum maaleykum salaam
allo. waa ñu ngi lay déglu bu baax Kalidou. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu vraiment ñi nekk autour de l'émission. maa ngi fàttali ne artiste peintre nga. voilà bu ñu xam donc kenn mënut a wax Sembène Ousmane te du la ci déglu. dégguma bu baax a baax nag mais. waaw. yaakaar naa ne xam naa yéen a ngi may dégg te il faut que ma dem directement. di féliciter si Lamine si initiative bi mu jël. effectivement Walfadjri yàgg na wax ci émission culturelle. di féliciter Alioune Badara Beye ci intervention bi mu def ci Sembène te loolu wax na ko ci Sembène mais ci ñëpp la ko amal au Sénégal man sama préoccupation moo doon parler de l'esthétique de l'islam dans les arts plastiques. parce que li ma seetlu mooy souvent suñu jënd œuvre d'art dañu wax ne bëgguñu tableau bu am image parce que islam da koy bañ wala arab yi nanguwuñ ko daal. ma gis ne def naa benn conférence à Paris il y a 2 ans sur ce même thème l'école des hautes études en sciences sociales boulevard Raspail à Paris et on avait traité de ces thématiques là ci laa leen waxee ne la Kaaba est une œuvre d'art c'est une sculpture mais il faut que ñu toog ñun ak ñi nga xam ne ñu ngi ci wàllu islam bi ñu wax exactement lan la ci l'islam wax parce que dem naa Tunisie def benn workshop daje faak ay artistes saoudiens ñu def ay image ay saoudiens ñoo koy jënd te ay arab lañu ma yaakaaroon ne waroon nañu def ci benn conférence bu mag lu mel ne forum rencontre artistes yi mën a ñëw joxe seen xalaat islamiste yi ñëw joxe seen xalaat su ko defee ñu daal di tëral question boobu définitivement bëgguma yàgg parce que xam naa ñu bëri ñu bëgg a dugg ci émission bi vraiment émission bu am solo la boo xam ne maa ngi koy sargal bu baax a baax di féliciter encore rajo Walf TV vraiment ci initiative yi. jërëjëf Kalidou point yooyu nga wax dañ ci del si léegi ak El Hadji Moussa Fall yaakaar naa itam ñi ñuy déglu te nga xam ne ñu ngi préparé ne ci marge OCI bugg nañ ci traité yeneen i thèmes yu concerne l'islam poussé nga leen pour ñu réfléchir ci thème bu ni mel puisque am nañu commencé di xalaat ak ministère de la culture pour mu bañ a nekk rek rencontre au sommet de l'État waaye mu nekk rencontre boo xam ne préoccupation l'islam daf ciy feeñ yaakaar naa ñu lancé nga leen lu am solo bokk na ci ku mel ni docteur Khadim Mbacké nga xam ne am na yu muy war a organiser à partir de demain sax di préparer OCI kon yaakaar naa ne point bii nga wax point bu am solo la léegi Alioune Tine yaakaar naa mun naa ñëw yow ci sa point bi rapidement archive ak surtout à partir de Sembène Ousmane nga xam ne war nañoo mun a am ci suñu kanam mbooleem ay liggéeyam pour mun cee liggéeyaat. waaw ñaari kii rek lay kii pour jox ñeneen ñi ñu wax. benn bi mooy bi fii Cheikh Anta génnee bu gisee télé bi journal lañ indi pour wane ko alors que bari na image yu bari et Senghor da nga gis Institut national de l'audiovisuel moom la ñu indi di ko wane alors que bu ñu jëlee les actualités sénégalaises à l'époque li ñu amoon ci ay film nga xam ne Paulin Soumanou Viera bi bind lu bari ci Sembène moo ko daan wane gisuñ ko ñaareel bi mooy importance du cinéma africain pour image u Afrique ak image u africain bu ñu njëkk a seet film américain bi génn valoriser le noir ci problème bu racisme c'était Sidney Poitier avec Devine qui vient dîner ce soir yàgg na sax Sidney ku màgget la si bien que même américains yi ak diaspora bi ils se reconnaissaient dans Sembène moo tax c'est extrêmement important li ñu wax ne dañuy inviter diaspora bi pour ñu ñëw seet parce que Sembène li mu liggéeyal nit ku ñuul ci période boobu en termes cinématographiques ak fi mu dem ak li mu liggéeyal Afrique ak image am en termes cinématographiques foog nga dellu gannaaw nga xoolaat film yi ni ñu daan wane africains yi pour xam ne dëgg-dëgg pour la valorisation ci waaram daf ko bay ba mu mat sëkk maanaam autant ci nit ñi ak seen caractère autant ci valeurs yi nga xam ne moom la promouvoir en Afrique ak kàllaama Afrique parce que sax booy xool cinéma bekki dañu ànd damay jël rek le mandat taw Malraux bi mu nekkee ministre de la culture dafa amoon lu ñuy wax les avances sur recette le mandat dañ ko obligé woon mu def benn version française ak benn version en wolof mais fu mu toll dafa naan man version wolof bi moom ma gënal version française bi te it filmam yeneen yi mu def yëpp booy xool script yi yëpp presque en wolof la ko def ñu génne ko et puis en 71 mu indi affaire u kaddu 71 la am mu def ko ak Pathé Diagne te ci biir mandat bi sax boo gisee mbiru kàllaama bi nga gis Ramadi Bint Pathé moom moo nekk faram papa ji ñëw ni ko waaw yoon lu ngeen def ni mu ne ko ñun de am nañu benn journal bu ñuy wax kaddu te daal français moom espèce su accident de l'histoire la rek
wolof mooy li nga xam ne mooy suñu kàllaama moom la ñu nàmp dinañ ko bind ci mu ne ko yaakaar nga dañ ko bind mu ne ko dinañ ko bind te it am na benn spécial luy génn ci Sembène mooy amul film Sembène boo xam ni du ci génn toujours mu feeñ ci comme écrivain public am na nu mu koy signé. dafa mel ni foofu Alfred Hitchcock lay nirool parce que Hitchcock tam toujours day feeñ ci filmam bon loolu laa bëgg wax rapidement waaw Ibrahima Sembène comme ni ko Alioune Tine wone ku wàcc ci biir nit ñi di bokk ak ñoom li ñu dund boo demee ci Juwaana nga xam ne mi ngi wone mbindaan mi ak ni ñu ko utiliser ak ndeysaan fin boobu dramatique bi ci élément bu ñu néewal doole ci suñ biir société mbindaan ku ñu néewal doole jigéen ñi xeexal nañ jigéen bu mu nekk ba mooy jigéen boobu nga xam ne le SMIC sax du koy fayeeku mun nga koo fay 15 000 francs te buñ fayoon benn liggéeykat lu yem noonu rek ñëpp ne le SMIC passé na 40 000 francs et j'en passe donc génn na ko woon fam daj ba ñu yóbbu ko ci bitim réew ba mu bakkanam des ci fa mel ni le mandat ñi nga xam ne seen ak njaboot a ngi génn di leen yónnee ba pare nag ñu leen triande leen loolu nga xam ne bët bu set nga gis ko ba kàddoom boobu génnoon réew mi jub fi laago la demal ci yeneen ak yeneen yoo xam ne caaro yi demal ci yeneen yoo xam ne ni muy wàcce foofu laa bëggoon Ibrahima ki nga xam ne préoccupation mooy askan wi mooy ñu néew doole ñi mooy ñi nga xam ne dañ leen a gannaawal te moom mu bugg a wone ne ñii ci lañu bokk ci askan wi Ibrahima. waaw loolu maa ngi ciy wax ci dellu ginnaaw tuuti ci li Tine wax léegi c'est-à-dire que Sembène ci li mu bind ak ci li muy def ci film yëpp dafay partir du réel. prestement devise am daal moom moo doon rester au plus près du réel et du peuple donc day fekk nit ñi ci li ñu nekk gis nga scène de la vie quotidienne pratiquement day partir ci li nit ñi dund bés bu nekk scène de la vie quotidienne ci lay partir pour yéeg wane lépp donc ci la rôlu bindaan yooyu di feeñ ci la rôlu comme dans xala borom barke yi seen patron yi seen rôle ci lay feeñ ñiy liggéey quotidien là dans kii bout de bois de Dieu ñëpp ci lañu feeñ syndicat yi par conséquent moom dafa mel ne dafa def benn faisceau rek balayer toute la vie sociale mais en partant ci li nit ñi xam seen culture ak seen vécu ci lay partir pour yee leen li ma ci gën a retenir mooy non seulement du problème bu Juwaana boobu mais boo xoolee ci biir yëpp du problème mu minaan rek mais dama koy élargir def ko problème mu jigéen ñi jigéen dañu am taxawaay bu rëy ci biir société bi te moom pratiquement à la différence de ñiy def ay déclaration ci problème mu femme yi di jël parti moom deful déclaration day wane ni àddinaam noonu la ko gisee cër bi place bi jigéen am ci société bi moom lay feeñal fësal ko ci film yu mu def yëpp ak ci roman yu mu def yëpp ci Juwaana li ma ci gën a jàpp mooy aussi li ma jàpp ci Gelwaar buy màggal taxawaay jigéen mooy dafa wane fi leen dignité toll ba mu jaral leen ñu dee kii fi ko dignité toll ba muy def booy xool danaan dafay jaay boppam mais c'est dafa mel ne dafa def benn phrase bu wane ñaari mbon wane ne bii moo gën bon bële ce n'est pas pour montrer que jaay si bopp dafa baax dafa am lu ma tanewul dara mais c'était pour souligner que talal sa loxo moo gën a ñaaw ci li mën a def te foofu sax état yi la fay attaqué ñoom ñiy yelwaan ci turu askan yi di dem di indi aide yooyu waaw effectivement la prise en charge est toujours mais bu ko defee du yem ci état yi parce que état yi dafa mel dañuy jàngal ñi ne seen suuf ñu yelwaan waaw réew mi bu ñu ko yoree di yelwaan ñu ci des bu ñu amul fenn fu ñu jànge dañuy tàllal seen loxo donc yamul si ñoom moo tax critique bi dafa jaar foofu fépp la jaar moo tax boo gisee dans la vie quotidienne yëpp scène yu banal yi ngay gis yëpp moom pratiquement amul benn détail bu ñàkk maanaa ci moom yëpp lay yëkkati mais bu ma ko bëggee ëmb dama naan gis nga fi mu teg nettali c'est-à-dire en français dañ naan faire un récit raconter des histoires fi mu ko teg moo am solo ba nga xam ni lépp lay dugal ci biir parce que boo xool dañ naan ci wolof làmmiñ du lekk morom ma te ñorul te li ñu dëkkee ak tubaab yi depuis bu yàgg ba léegi loolu la ñoom ñoo ñuy nettali di wane ñun nu ñu mel di wane ñooy ñan bi daan wër 18e siècle di def grand voyage commerciaux yu mel noonu yëpp
di gis ay suuf yu bokkul ak seeni suuf ay réew yu bokkul ak seen réew di gis nit ñu melu ñu ñoom ñu wuteek ñoom ci ay récits la leen raconté wane leen ne ñii nii lañ mel ay façon nit yu mel nii donc dañoo caractériser nit ñëpp caractériser nit ku ñuul moo tax bu ñu ci bëggee génn foog nga xam importance wax importance raconter ay histoire moo tax moom loolu la def ba nga xam histoire yi muy raconté yëpp ci lay jéem a far image yu Ibrahima su ma xoolee ne Sembène bu demutoon ci fan yii li ko noon dëjëm Sénégal kenn du fa xaj c'est-à-dire il fut un moment moo nekkoon le centre du Sénégal ba muy génnee Juwaana ba muy génnee Xala ba muy génnee neneen bu fekkoon jamono jooju est-ce que nit ñi yombu ñoo fàtte wala nañ waroon a waxtaanee ak Sembène ak ni ñu ko waroon a dellu see comme ni mu waxee lu tax Sembène ni ko ñëpp waroon a xamee ñun suñ génération mën nañ koo xam ndax temps yooyu comme ni ma waxee mooy fenn fi ñu daan nokkee benn poumon waaye génération bi xamuñ ko dajëm ba na mu waroon a mel melu ko ndax Sembène Sénégal yëpp la demal Afrique yëpp la demal waaye da ngay sentir ne ñi maase woon ak moom rek ñoo ko gën a yëg mais kooku après naa Alintine xam nga 70-80 ci Sénégal dafa am solo parce que 68 bi mu amee ak grève bi Senghor commencé def ay réformam ñin ñi dañu commencé presque fippu booy xool 66 RND ne fi siggi ak taxaw déjà ñaari baat yooyu rek Senghor bugg cee taxawal ceddo ñëw te ceddo am na benn séquence bu am solo mooy fi ñuy suule ceddo bi mu taxaw lu am solo la parce que cette stature debout maanaam ak sa dignité ak ni ngay taxawee yaakaar naa xeex boobu bi ngi ànd soppi amee ay gëstu am ay revue yu bëri parce que période boo xam ne période du effervescence la boo xam ne mu ngi préparer Senghor mu ngi préparer le multipartisme à partir des années 78 ak yëpp Senghor war a génne ba bay censurer film Ousmane je ne pense pas que censure bi que ça soit quelque chose de politique Senghor est un grammairien il a fait de la linguistique africaine yaakaar naa ne ci intellectuel yu jëkk yi def linguistique ci la bokk mais ñoom ñaar ñëpp ci niñ koy waxee ñun ñoom ñëpp ils sont normatifs parce que logique bi nga xam ne mooy logique alphabet phonétique ak logique alphabet boo xam ne peut-être convention la rek. mais itam diggante siggi ak bindin wi kooku mënoo wax ne kii du lu mooy politique. ndax la tax Cheikh Anta contourné ko. indi taxaw pour bañ débat bi di taxaw ci benn place mooy moo la koy woon na Senghor exploité par la suite même taxaw bi ba ne ko bàyyil taxawaalu bi génnee ci taxaw baatu taxawaalu. xam nga faute d'orthographe. xam nga faute d'orthographe moo tax mu censuré film bi. oui mais bu ko léegi bu la neexoon ngay def sa benn film ba pare nga def. ci sa faute d'orthographe mais demal ci fond bi. soo demee ci fond bi ci période boobu mu génne woon. doon na expliquer préoccupation wu askan wi te le politique bëggutoon loolu génn. mun na am. mun na am mais yaakaar naa ni problème mu orthographe du wolof parce que Senghor daan dugal ci loo xam ne yoonam newu ci xuloo na sax ak Thomas Sankara naan ko kenn du wax burkinabé on dit burkinais. yaa ngi fàttaliku débat boobu. donc. Senghor affaire linguistique dafa fekkoon dafa foogoon ne moom moo ko moom ñun ñi sax da leen daan surveiller ñuy wax donc il était trop normatif il avait une formation très classique. bu koy pousser ci loolu en tout cas beneen dimension la ndax la politique la wala la linguistique. léegi dama bëggoon na ñëw ci point boobu yi ñu souligné ci Sembène yegg si ci le professeur Amadou Ly professeur Sembène ceddo bi Sembène nitu aada bi ba ñu mun ko wax ne religion mooy aada. wala Sembène l'homme de gauche bañ mën a wax ne Moscou gauche beeg yàgg nekk syndicaliste beeg nitu gauche la dëkkale ko gauche wala Sembène nitu diine ku fekk diine garde turam garde identité am ba ci bisam bu mujj bi ban Sembène la ñuy jàpp ci Sembène bi ndax nitu gauche la ndax nitu aada la wala ci diine lañ koy dëkkale. ah waaw xam nga. loolu dina ma jafe trop pour décider ko te defe naa itam moom moo ñu ci mënoon a leeral ay
fànn yoo xam ne. à partir de njàngat bi nga ko jàngat. ak yëngatoom. waaw seen benn nit de gauche kooku wane nañ ko fi mu jaar ay jaar-jaaram moo indi ak situation bi mu dund bi mu nekkee fii ci colonialisation après bi colonialiste yi demee système néocolonial bi ñu nekkoon. loolu yëpp moo déterminé mu nekk homme de gauche sans compter que milité na parti communiste français milité na CGT et cetera donc que mu nekk homme de gauche loolu lu normal la. diine day moom seen benn ci ay bindam ak ci ay cinémaam am na daal ay attitudes yoo xam ne dafay wuute am na yenn yoo xam ne dina dal ci kaw l'islam dalul ci kaw l'islam ci kaw pratique bi dafa am ñoo xam ne dañuy bëgg l'islam c'est ça pratique bi pour exploiter population yi am na fenn foo xam ne mu ngi attaqué ci par exemple l'harmattan mu ngi attaqué la religion chrétienne te pourtant su seetee Gelwaar chrétiens yi la valoriser donc dafa moom ci boppam sax ci dundam am na benn moment il est critique mun nañoo wax il est critique am na ci benn moment ci maa ngi ko gis ci thèse Ibrahima Ndiaye mii nga xam ne moom ci boppam en 1940 dafa nekkoon taalibe 37 ak 40 di jàng di kii biir loolu itam il faut ñu xam ko 37 ak 40 waaw donc aada itam xam na ni nit mënul nekk te amul aada ñun suñu problème moo di damay wax naa dañ ñoo weccoo xam nga xaw ma ndax dinañu koy wax ba léegi ci wolof maanaam xale bu ñu tëral te sàmmuñu ko dina ñëw wecce ko ñun dañ ñoo weccoon dañoo ñuul waaye nekk tubaab bi def ñu der bu ñuul bu ñu sol c'est bien dit bi nga sa image bi rafet na trop loolu moo ñu daal moom nag bi mu gisee ne lii jaaduwul dafa jóg ne il faut que ñu revaloriser suñu aada donc dimension boo ci gis am na position boo xam ne daal jël na ko ci te en résumé defe naa moom su fekkoon ne da ngay seet homme de gauche ki defe naa aada moo ko ci gën a ñoral ak africaniste bi ñu doon wax sànq nga xam ne jotuñu woon vraiment approfondir ko ndax bëggoon naa rek tuuti ma maye ci bi muy def ci kii FESPACO ak cinéma de Carthage moom li mu ci liggéey mën na am kenn liggéeyu ko ci bi ñu leen di sos te pourtant indiwu ko fi soo ko seetee gént boo xam ne ba li mu yaakaar bi mu amoon te neewoon ma man mii wax na ma ko ne ma bés bu ma dee te defuma ko du ma tàlli mooy Samorem boobu jëlul El Hadj Oumar jëlul Lat Joor Samori la jëli fële soo ko seetee itam ci biir Moolaade defeewu ko fi Burkina la ko defee ji donc moom dafa wane ne fu mu nekk ci Afrique rek mu nga këram donc defe naa aada africaniste bi ak combat pour la revalorisation culturelle maanaam xar tànk tubéyam pour que suñu cosaan suñu valeur daa di koy xàmmee ko naw ko dund africaine loolu defe naa moo gën a am importance et soo ko seetee foofu rejoindre na ñoom Cheikh Anta rejoindre na ñoom Senghor bien que évidemment amuñu bokkuñu ni ñu gisee mbir yi seen combat en fait c'était la même chose nit ku ñuul daal di recouvrer li ñuy wax dignité xam ni ñu koy waxee daal faydaam fulam ak faydaam ñëpp naw ko ndax du maanaam seku boo xam ne mën na di répéter rek loo xam ne feneen lañ ko defee wante naw ko ci xam boppam jël li nga xam ne moo ko moom daal di koy imposer ñëpp xam ne lii lu am valeur la te Amadou Ly damay jógee ci yow dem ci beneen lii boo xam ne moom itam artiste la islamologue la Seydi Ly bismillah salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad maa ngi leen di ziara di rafetlu émission yi bu baax a baax a baax mu am benn participation yi bu ma bëggoon def ci xàll wi nga xam ne jot ngeen ko xàll ci wàllu aar dama leen di fàttali am na benn bindkat bu mos a def bu mos a posé benn question bu may reposer tey fi naa moon Axel Kabou naan on dirait que l'Afrique ne veut pas développer alors mbir moomu boo xoolee dans nos sociétés dafa mel ni ñu bëree moom moo leen dal alors est-ce que dañoo war a topp l'expression occidentale bi nga xam ne expression la boo xam ne ñoom ñu ngi gën a màcc ci la libre pensée maanaam ni moral l'essentiel moo di nga wax sa xalaat ni nga ko gisee base Afrique
bi nga xam ne dafa lëkkaloo trop ak base islamique ñoom lépp loo xam ne ñu ngi koy nos wala ñu tegu ci il faut que d'abord ñu seet est-ce que base bi am na morale ou pas loolu bu fekkoonte ne réglé woon nañ ko dinañu gis réticence yu bare yoo xam ne nekk na ci nos intellectuels africains ou musulmans dinañu participer à ces formes d'expression que ce soit ñu ko Abou Diafar waxe sànq que ce soit muy peinture mu di philosophie mu di littérature danse et cetera mais ba léegi ñun ñi nga xam ne dañoo jot nañoo jàng ñoo war a leeral nit ñi la pensée islamique ci côté boobu mu leer ndax nit ñi mën a jël voie boobu bu dul loolu réticence bi dina continuer lool. maa ngi fàttaliku bu fekkee jiwuma Amadou Hampâté Bâ wax na ci mbir mu am solo ci benn lépp comme que expression africaine xam nga ci lépp lay demee. mu ne Afrique nit ku ñuul ki nit ku weex ki dafa ñëw yore paakaam ñëw fekk nit ku ñuul ki amee benn saaku ceeb mu teg ko ci pour gi ne ko jox ma sa saaku ceeb da ko ne ko ndax amoo saaku ceeb mu ne ko am naa dama bëgg jël sa bos boole ko ci sama bos mu ne ko loolu nan lay mën a nekkee mu ne ko jox ma ko wala ma rey la. mu ne ko nga rey ma ngir saaku ceeb mu ne ko waaw mu ne bu loolu kon jëlal sama saaku ceeb nit ku weex kooku saaku ceeb yu bare dajale ci saaku ceeb yooyu la jël tabaxe ko këram. tabaxe ko këram ba kër yooyu tey ñoo impressionné ñu bare ñi nga xam ne ñu ngi fàq jëm ci seen boor. dégg nga wax ji kon bu fekkee tey que ce soit muy Amérique dañoo impressionné ci seen wàllu tabax ci seen wàllu construction ñu fàtte le côté moral. dans la base de l'africanité ou une base islamique mënul nangu si tu veux cette construction sans morale. ci loolu laay bëgg wax bu fekkoon ne réglé woon nañu ce problématique alors chez les peuples africains ou chez les musulmans di nga gis une participation massive ci wàllu expression artistique. Sembène dëgg la yéen a ngi ci émission man maa ngi koy sargal bu baax a baax am na mbokk mu ko kii sax gis nañu ci biir expression cinématographique am na benn vision boo xam ne ça laisse à désirer. gis naa ko parce que xamul du production islamique soi-disant benn production occidentale la boo xam ne gis-gis boobu la mën a dawal mais du fotam parce qu'il a fallu que ñu mel ni yéen ngeen retravailler les textes islamiques wone alors islam préciser ma jox ma exemple ci li lay proposer Amadou Ly monsieur Ly préciser ma li nga bëgg a wax ne ça laisse à désirer et que côté islamique ba et que loolu nga bëgg a wax jox ma ci benn exemple am na ku ko juñu sànq sax par exemple ci position alors à ce qu'on appelle la religion soi-disant est-ce que yaa ngi dégg. maa ngi lay dégg waaye dafa leeragul ci sama bopp. waaw c'est-à-dire ñun ñëpp xam nañu l'expression Sembène depuis très longtemps c'est un libre penseur ah. waaw. man je suis un artiste peintre d'accord. la libre pensée benn option la boo xam ne ñu bari dañu ko jël. il fait partie. c'est kii la benn option la am na ñoo xam ne jëluñu option boobu. ñu définir alors la libre pensée ki nga xam ne maanaam expression dégluwu ci yàlla dégluwu ci keneen xalaatam la ciy déglu ak koo xam ne dafa bëgg expression daf ci bëgg déglu yàlla ñaar ñooñu il faut ñu définir alors seen démarche. mais est-ce que débat am na c'est-à-dire moom mu am nu mu gisee yow nga am noo gisee. yow ci l'islam nga gisee baal ma Amadou. waaye yaa ngi gisee à partir ci optique chiite. am nga keneen koo xam ne bu nekkoon égyptien xëy na optique sunnite la koy gisee. xam nga yow déjà rek ñaari école nga yow ak beneen islamique bi te benn islam bi ngeen di wax. te ku leen xool vous êtes diamétralement opposé li ngeen di wax lu wuute la il faut nit nekk ku am transversalité comme man pour mu xam ne ñu wuute ngeen. même bu fekkee tase ngeen ci biir. waaye nag daanaka bu ngeen xoolantee moom itam bu fekkee wutee nag yéen est-ce que débat am na man problème boobu laa doon posé. est-ce que yéen dem ngeen vers lui wala moom mu ñëw vers vous. est-ce que débat am na pour ngeen xam la libre penseur li ngeen ciy sànni li ngeen ciy jàpp. bon même sax moom Sembène en question débat la posé parce que bu fekkee dafa def un film c'est un débat n'est-ce pas. keneen mën na def beneen film alors def ko dans le marché ñu nekk une confrontation ñëpp gis dafa am benn par exemple ce qu'on appelle le tchadouisme ah. le tchadouisme ñun ñëpp xam nañu lu mu doon. n'est-ce pas du Sénégal ou bien suñu réew africain rek la amoon na dans tous les pays arabes avant l'islam dafa amoon le jahiliya ah. waaw le tchadouisme c'était ça exactement. seen histoire yàlla ñu koy répéter enfin bu fekkee dafa bëgg ne loolu mooy suñu cosaan ba koy révaloriser loolu laa ne forme d'expression la boo xam ne c'est normal mais pourquoi gis ñu leneen li nga xam ne tey moom moo waroon tax débat bi gën a dense. Ouais. Est-ce que vous voyez
dama li tax ñun maanaam ñi nga xam ne waroon nañoo tontu Sembène ak tous les libres penseurs maanaam jàngkat yi ñoo waroon leeral les textes islamiques d'une manière générale ba nga xam ne tey ñi nga xam ne ñu ngi dugg dans le terrain xam yan ordre ñoo leen permettre ñu dugg dans cette expression. tabarakallah débat bi dañ la ci jëlaat beneen yoon puisque yaakaar naa ne dañ ko commencé rek waaye gannaaw heure bi limité te itam sa xalaat bi feeñ na damay préciser waat rek ne Axel Kabou li mu wax mooy et si l'Afrique refusait le développement je pense que boobu nga doon junj léegi pour wax ko ci tàmbali bi kooku dama ko doon préciser waat en passant kon damay dellu si waat ci monsieur Amadou Ly ñu jógee ci Amadou Ly ñëwaat ci Amadou Ly pour nga terminer idée bi nga xam ne moom nga amoon. Très rapidement donc dama ne. il me semble que daal Sembène il est composite am na plus soo seetee œuvre am seet li mu bind li mu def cinéma ak attitude du benn élément rek. Amadou tuuti waaw ci micro waaw. dafa composite. mais mën nga ci génnee daal su fekkee war nga def benn hiérarchisation. defe naa li ci gën a am importance mooy la vision panafricaniste ou africaniste et le combat pour la revalorisation de la dignité de l'homme noir loolu yëpp bon mën nañ ko soxlawul ñu koy waxaat ci wolof maanaam daal xeex pour nit ku ñuul am gëddëm ci biir concert des nations li des mooy tolérance beeg mémoire bi nag man fu laa bëgg jeexale ndax mémoire bi effectivement moom bind na def na ay film te soo demee këram loolu la xalaat ko ba defaloon benn bibliothèque boo xam ne lépp loo xam ne gëstukat bi soxla na ko ci li jëm ci bokk moom li mu bind ak li mu defar mu nga fa donc moom déjà joxe na un exemple aussi bàyyi fi pour que ñu liggéey créer une mémoire. tabarkallah El Hadji Moussa ñu ngi ci côté idéologique bi doon teg entre nitu aada cosaan wala nitu diine wala nitu gauche pour Sembène suñu xooloon problème bi ci Asie du posé wu maanaam ci jullit yi foofu ndax dañoo boole seen aada seen cosaan ak seen diine. soo demee ci Abul Hasan Nadawi boo demee ci ñeneen al-Mawdudi ñu créé état wu Pakistan dañoo suñuy léeb suñuy def seen yëpp seen aada ba pare nag dugg ci diini ba dootoo xàmme sax ndax aada la ñuy wax wala diine la ñuy wax soo demee tey fu mel ni Iran loolu ñu fa fekkoon muy safara sañ doon màggal ñu jàpp ne mooy ak ceddo gi gën a bon l'islam ba mu ñëwee ba def ko état jour boobu bu amee le 21 mars da ngay defee ne bis boobu mooy bi gën a màgg ci Iran ndax mooy bis bi fàttali seen cosaan ak loolu lépp loo doon def da nga koy bàyyi bis boobu mooy bis bi gën a mag ñu xam ko kii néewru yaakaar na ci Iran te waaw Zoroastre mi ngoog nga mooy diina jë mooy Zoroastre mais le 21 mars boobu nga xam ne mooy seen bis bi koy symboliser kon ñu nga ca diine waaye biñ ñëwee bàyyiwuñ dara ca seeni cosaan boo demee tey ci Égypte les pyramides ak yooyu yëpp ñu amoon ñëwuñ daaneel ko ñëwuñ ne lii dafa uteeg l'islam newuñ ne ñii dañuy jaamu Firawna newuñ Firawna alquran kii woon nañ ko waaye dañ koo jël mu bokk ci loo xam ne dañ koy préserver gis ne valeur la boo xam ne tax na ñu bëri fonk leen di leen ut si lu tax point boobu fu mel ni Afrique ak lim am yépp ci cosaan lim am ci ay aada combat boobu wartoon a nekk combat wu islamiste yi pour ñu wax ne comme ni mu waxee làmmiñ du lekk morom mi te ñorul ak yeneen i xikam yoo xam ne ay sagesse lañ yu génnee ci làmmiñu africain yoo xam ne mënoon nañ koo dugal tey sëñ Moussa. waaw c'est vrai c'est di loolu dëgg la mais Afrique dafa wuuteeg ñële defe naa historiens yi fi nekk xam nañ ci lu bëri c'est-à-dire Afrique moom toujours dañ ñoo musa dal ci suñu kaw tooñ ñu not ñu ak ñooñu ak Asie ba nga xam mais quand même ni ñu effacé suñu mémoire amuñu woon chance boobu par exemple soo jëlee Asie ñoom ñëpp amoon ay dëkk lañ yoo xam ne yàgg nañ ci civilisation bind nañu jëlal Égypte jëlal Inde jëlal keneen bind nañu am seen civilisation sàmmal ko seen bopp Afrique ñàkk bind gi bokk na li ko gën a poser le problème ba nga xam ni pour nga effacer mémoire am dafay yomb torop et que itam il faut ñu reconnaître ko tubaab bi liggéey ci lu rëy am na exemple yu ci yenn nit joxe léegi donc man damay xalaat ni ñaari aspect la yu wuutee patrimoine culturel bi il faut dañ koy dissocier en tout cas l'islam noonu lay gisee dañ koy dissocier ak idéologie parce que l'islam nag il faut le reconnaître foofu moom daf fee fiir comme christianisme su xasee ba nga accepter ko diineem léegi moom moo lay wax ni ngay doxale
moo lay orienté dafa am noo xam ni ci sa wàllu gëm-gëm munoo ko boole ak ngëmu l'islam problème mu choix dafay posé wu foofu problème mu option dafay posé wu donc bu ñu revenir ci rencontre kon bi war a am diggante suñu artistes yi ak l'islam man defe naa point boobu li doon na ko wax mooy li ëpp solo c'est-à-dire il faut ñu accepter toog débat bi amagul il faut ñu nangoo toog ki nga xam ne l'islam moo ko yitteel wane ni lii ak lii ak lii mooy préoccupation parce que man dama gëm ni ku ci nekk ci ñoom ñaar da nga bugg a defar réew mi da nga bugg a delloo si sa dignité doomu aadama da nga bugg a participer ci sa développement réew kon il faut ñu nangoo toog artiste bi wax ni nii ak nii la gisee mais islamiste bi aussi wax ni nii ak nii mooy samay exigence yi mënul ñàkk pour ma mun a soobu ci benn mbir mu mun di nekk damay jël Alioune Badara Bèye ci fi ñu fekk ñu ngi ci waxtaan wi am diggante ñaari culture yoo xam ne bii c'est une culture orientale bii c'est une culture occidentale ñoom ñaar ñëpp nag ñu ñëw tase ci benn terrain muy l'Afrique ndax dialogue boobu war a am entre ñaari homme de culture yooyu kii jàngee ci Orient gisee ko kii jàngee ci Occident waaye ñoom ñaar ñëpp ñu nekk ñoo xam ne dañoo war a enrichir loolu débat boobu kañ lay am Alioune Badara Bèye en tant que président des écrivains puisque bi ñu xoolee Sembène gis nañ ci moom facette yooyu yëpp gis nañ ci moom la ceddo gis nañ ci moom l'africaniste gis nañ ci moom l'homme de gauche waaye gis nañ ci moom itam le musulman qui a préservé son islam waaye ci biir yooyu yëpp dialogue amutoon ba bu ci nekk mun a toj mu waxtaan ak ñi mu war a waxtaanal léegi nag gannaaw loolu dafa war a continuer te yéen a ngi fi war ko continuer kañ la débat boobu di am ak nan nga gis ne moo war a nekk point yi au moins nag waxtu bu bëri waaye soo ma ko tënkalee ma jàll. d'accord merci débat boobu c'est vrai war na am xëy na sax commencé na dañ ko approfondir waaye li wóor moo di ñu bari def nañu confusion si entre islamisation ak arabisation. ñun au Sénégal 95% population bi wala plus religion islamique lañu waaye bu ñu fàtte ni quand même ñun am na ñi nga xam ne bien que étant islam musulman dañu garder les valeurs et les traditions nègres donc am na peut-être li nga xam ni wóor na ni côté bi jógee Orient na côté bi jógee Occident yor civilisation te boo seetee culture islamique xam nga ni am na brassage bu am influence en Europe influence bu mag bi nga xam ne boo jëlee les grands empires nga jël jusqu'aux différentes civilisations anglo-saxonnes yëpp am na benn puissance bi nga xam ne mi ngi envahir actuellement le monde boo demee par exemple actuellement aux États-Unis xëy na xawoon nañu xam noonu rek islam bi ni mu mel mais dimension islamique bi actuellement mi ngi dugg te kenn mënut ci dara parce que l'islam va parcourir le monde en entier. ça kenn mënut ci c'est une force bi nga xam ne kenn dootu ko mën a arrêter. alors mais dialogue bi aussi dafa war nekk dialogue bi nga xam ne du am naxaate du am mépris de civilisation c'est-à-dire l'Occident dafa war a respecter valeur bi nga xam ne mooy les valeurs traditionnelles africaines et nègres respecter les préceptes de la religion islamique nga xam ne par exemple tous les projets de société yi am dans le monde yu valable yi ñu ngi jógee ils ont leur source dans l'islam. jërëjëf Alioune Badara. léegi damay wër ci benn minute bi ku nekk wax ñaari baat ci rencontre boobu gannaaw itam bu ñu rendraté hommage Ousmane Sembène bi nga xam ne jot na fee bàyyi jiwu mag a mag te lu jiwoom jeexul jógu fi Alioune Tine ay baat ci dialogue bi ak ci Ousmane Sembène yooyu tëjee. li may tëjee ci Ousmane Sembène rek mooy lenn lu góorgóorlu am na waxtaan boo xam ne amoon na ak moom mu ne ma ñun suñu bopp dañ ko jël rek jëmale ko biir Europe. boobu mu may wax xoolal fii ak Mali fii ak Guinée. suñu diggante ñi am pour dem fa. dem Paris moo ko gën a yomb. moo ko gën a yomb. donc développé. bët bu set avion baa ngi dem ak a ñëw te fii mun ngaa toog semaine doo mën a dem bopp yi dem na. xale yaa ngay dem ñëpp ngay dem. donc
intégration africaine boobu. tabarakallah loolu ci laay jëlee pour jeexal ndax xabaar yi mooy jege si mu mel ni kon ñëpp si jot na benn waaye defoon na ci anecdote ci Égypte mu ne mi ngi dëkk 3e étage mbokkam mi dëkk 5e étage muy télévé New York ne ko waxal sama mbokk mi dëkk ci suuf ne ko dama soxla woon nangam ak nangam wax ak Amérique moo ko gën a yomb ci téléphone wax ak ki nga xam ne mi ngi dëkk ak moom kon wax ak ñi ñu dëkkal ñëpp si jot na mu mel ni wax jooju mooy war a waxtaan wi mooy war a téyewaat li ñu am te ñu mel ni seen benn bokk ci mu mel ni kon waxtaan wi dafa tàmbali dinañ ci wéyaat ñi ngi gërëm mbokk mi le docteur Ibrahima Ndiaye bu nga xam ne doctorat ci Sembène la ko def Sembène Ousmane ñi ngi gërëm itam le professeur Amadou Ly bi nga xam ne chercheur la nekk professeur à l'université de Dakar ñi ngi gërëm Alioune Tine rajo lañ ko gënoon a xamee waaye itam nekkee côté littéraire bi ak côté bi xam dimension bi feeñalaat na ko tey bëri na ay facettes ñi ngi gërëm El Hadji Moussa Fall bi nga xam ne islamiste la ba pare nekk koo xam ne ku itteewoo la ci lépp loo xam ne dana taseel réew mi askan wi àddina bi ak islamologue ba tey di gërëm Alioune Badara Bey mi nga xam ne jël nañ ko ci téléphone waaye di gërëm te mbokk yi nga xam ne yëpp jot nañ fee dugg ci téléphone ñu ngi leen jox rendez-vous beneen yoon ci diine ak jamono asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.